Bonsoir mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous suivre sur la télévision Futur Média, bienvenue. Bonsoir très chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission préférée, L'œil du tigre. Alors Fama, tey ko ñu indil. Alors comme ni ñu koy defee chaque mardi Mado dañuy daal di am benn invité spécial kii nag mu ngi juddoo fi nga xamante ne moom la ñuy woowee Diokoul dafa bokk ci département yi nga xamante ne moom moo nekk biir Kaffrine. Il a eu à faire ses études def na région yu bëri ba ni mu defee études supérieures am ba nekk un très grand professeur. Effectivement Fama ki ñu indil tey bokk téléspectateurs yi nag mi ngi tudd Babacar Gueye nekk nag porte-parole waa PDS waaye ginnaaw loolu c'est un homme qui adore la musique particulièrement nag Pape Cheikh li ñuy def nag bokk téléspectateurs yi ñoom ñi ngi ko duppee Saloum Saloum kon nag dañu ànd ak Saloum Saloum boobu mu def nag jàkkaarloo bu mag ak ki nga xamante ne moom moo di tonton Mbaye Fall ñu dem xool ñëwaat tout de suite. Donc monsieur le ministre dañ doon wax rek pour nga présenter ci kanamu téléspectateurs yi ak amateur yu baax yi. waaw bi ñu leen nuyoo ba pare téléspectateur TFM di nuyu amateur lamb yi nga xam ne invité nañ ma tey ci seen manin ñun Babacar Gueye ancien ministre d'État bi nga xam ne moo nekkoon directeur de cabinet politique bu président Abdoulaye Wade moo ñëw tey pour waxtaan ak waa Sénégal amateuru lamb yi surtout lu jëm ci sport bi nga xam ne ñëpp nangul nañ ñu ne bokk na te sunu sport yi nga xam ne mooy sunu aada. Première question moom mooy est-ce que amateuru lamb la. waaw mais duma amateur lamb boo xam ne jaral na ko lamb tëgg. Casamance ma jël avion dem wala mu tëgg maanaam Mbacké ma def comme nañ daan def bu njëkk bisu dimanche le matin nga xëy dugg say oto seetaani course Kaolack wala seetaani làmb maanaam Mbacké wala seetaani match football Ndar tollu gu mu foofu waaye nag combat moom am na ñoo xam ne daf may intéressé bu fekkee ne ñi koy bëree gis naa ci ñoom qualité sportif bu tax ma war leen toog seetaan leen. ci combat yi nga jot a seetaan ñu ci télévision bi ñu yoo déplacé woon seetaan yan combat ñoom ñoo la impressionné nga xam ni mënoo ko fàtte. bari nañu ndax boo seetloo dëgg-dëgg ku la wax. ne moom ci dëkku village la juddoo dafa xam làmb maanaam da ko daan seetaan wax naa la léegi ne la bi ma nekkee Gandiaye itam daan am bërële maanaam feetu làmb boo xam ne dañuy teg ay nag ay saako ceeb yu mel noonu mais bëree boobu comme man moom laa tàmm gis kon làmb yi may kontaan combat nga ko tuddee yow waaye man damay jàpp ne làmb yi may kontaan mooy yi nga xam ne dama fay gis bëree loolu nag am na yu yàgg yoo xam ne. dama fay gis bëree maanaam technique pure wala. ndax xam nga ku seetaan bëree Robert ak Mbaye Gueye xam nga ne làmb jooju combat làmb dëgg gën na fa boo seetaanee bëree Manga 2 ak Mohamed Ndao Tyson bëree dëgg gën na fa am na beneen combat aussi boo xam ne bëree am na. mooy sama rakk sama xarit le Tigre de Fass contre aussi Mohamed Ndao Tyson bi làmb ji pare dama ne bu fekkoon ne maanaam du bras longueur bras wu Tyson jàpp naa ne konoon moom kii dina ko daan maanaam Tigre de Fass. mais koroog lu tax nga wax ni Tigre de Fass bëri na vrai lu tax. ndax dama gis yoon yu mu wër ndombo maanaam Mohamed Ndao Tyson. te ni muy gisoon ci Tigre de Fass mooy kale bu ne gis naa mu dugal ko mais yaakaar naa rallonge Mohamed Ndao guddaayu tànkam ak guddaayu loxoom jàpp naa ne bu fekkee ne mucc na ci maanaam Tigre de Fass loolu bokk na ci mais itam am na nag lamb yoo xam ne moom kenn mënu ko fàtte moom laa bëgg sax ñu tëggaat bu fekkee nekkul ci pipeline bi mooy Modou Lo ak Eumeu Sène waaw ndax ñaar ñooñu fi ñu toll pour man bu ma doon xool bëree technique pure te amul ay dóorante
man jàpp naa ne ñoom ñoo nekk les meilleurs lutteurs fii ci Sénégal ci li ma gis laax de ndax gis naa seen bëre ak seen engagement mais aussi gis naa seen physique mu nekk physique boo xam ne méngoo na ak lu normal waxuma ne duñ def dara parce que xamul ma leen dara mais boo xoolee Modou Lo taayam ak maanaam musculation nga xool Eumeu Sène taayam ak musculation da ngay jàpp ne ñii c'est des sportifs de très haut niveau. Ensuite ñu mën a bëree man bu ma leen di xool ñuy bëree man du ma fa gis ay groupes yu bari loolu man dafa bokk ci man li tax ma bëgg làmb loolu itam gisoon naa ko ci Balla Gaye 2 ci combat bi maanaam rapidité exécution geste Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 bëreem dëgg pour man foo xam ne bëri na mooy contre Yékini le champion parce que poids wu Yékini vitesse su Balla Gaye 2 rek moom moo mënoon ci moom dara waaw vitesse su Balla Gaye 2 muscle Balla Gaye 2 maanaam cuisse mi ni ma gisee muy bondir jàppoon naa ne képp ku gaawul ñàkkul bu yemeeg yow doole dana la daal. léegi saison bi ubbi na monsieur le ministre d'État lu la doon laaj yan combat nga bëggoon promoteur yi tëgg ko pour amateur yi ak téléspectateurs yi. diggante Modou Lo Eumeu Sène Balla Gaye mu yem ci formam laa wax maanaam forme normale Balla Gaye pour mën a am maanaam vitesse d'exécution ay mouvement rapidité boobu wala Gris Bordeaux ak Arñam xam naa ne bëree mun na am foofu. mooy ñu tëggaat Eumeu Sène Modou Lo xam naa bëri woon nañ je pense bëri woon nañ 2014 yooyu fin d'année boobu comme def na at. yow daal bëgg nga daal ñu tëggaat combat boobu. combat boobu dafa bokk ci combat yi tax nit ñi bu ñu demee làmb duñu xaar ñu dóorante kenn daan dañuy xaar kenn def kale daan sa morom. technique. waaw technique pure. xam nga boo gisee làmb ji nga xam ne ci la Modou Lo daanee Eumeu dëgg-dëgg Eumeu ku mës a jël sa tànk bu la yëkkatee daan la mais gis naa man ci bëree boobu bëri mbërkat yi ni ñu koy wax gis naa daal nu ko Modou Lo jëlee mel ni daf ko def toog yóbbu ko ci gannaaw. voilà donc loolu man loolu laa bëgg di seetaan mais man bëgguma ñuy dóorante. looy wax ci combat bi actuellement diggante Bombardier ñi nga xam ne moom mooy roi bi nee na moom mooy roi bi. waroon bëre ak Rocky Balboa. donte sax xawma règle yi nga xam ne moo régir maanaam CNG ñàkkul am nañ seeni règle mais règle yi CNG moom Sénégal rek la valable nag ci li ma foog bu fekkee combat bi dañ koy tëggee Sénégal. ñàkkul CNG mun na ne man conditions yi ngeen bëggee combat bi méngoowul ak samay règle bu fekkee combat bi dañ ko tëggee bitim réew responsabilité ka koy organiser bitim réew yaakaar naa moom la concerné parce que gëwuma ne CNG licence bi muy jox mbër bi daf ko interdire ne ko mënoo bëree bitim réew te tant que autorisé wu ma la ko gëwuma ko mun na nekk nag kooku mooy premier bi nga xam ne dafa bokk ci ay réglementation mais du ma ci sori feneen fi mooy au plan du sport. yaakaar naa ne ay athlètes war nañ leen mën a bàyyi ñu bëree li ma ci jaaxal rek mooy lim nekk bëree dóor surtout loolu la comme boxe la war nañoo bàyyi ki nga yaakaar ne wóolu na doolam ci boxe ak ki nga yaakaar ne moom it jàpp na ne combat bu mu bëree li ci ëpp nag boo ko seetloo bu la dóoru nga daanu dóoram mën na laa déstabiliser ñu bàyyi leen ñoom ñu dóorante bëree. waaw gis nañ jàkkaarloo bi Fama nag li ñuy def tout de suite rek dañuy ànd ak ki nga xamante ne moom moo di Babacar Gueye mu wan ñu nag tuusam yi mu tànn ayca. waaw kon nag mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñooy seetaan TFM maa ngi leen di may tuus bi nga xam ne Papa Mor Lo moo ko war a def.
Eumeu Sène. ah Eumeu Sène. kii nag Eumeu Sène la moom laa leen may moom nag ku xarañ la ci bëri. alors gis nañ tous yi nga xamante ni tonton Babacar Gueye moom la ñu may léegi nag dañuy daal di jàll ci li nga xamante ni moom mooy tebbi xob ñu daal di xool yan carte la tebbi ñu del si waat léegi-léegi. yàlla na génne combat boo xam ne daal amul dóor yu bari. ah waaw tey ñu ngi xool waaw. ñu feeñ kii nag Mamadou Ndiaye contre Boy Sall bébé Saloum la. te beneen bokk bii Jordan la contre Super Étoile. waaw moom kii Ama Baldé la contre bébé Saloum. beneen mënuloon ñàkk nag suñu xarit yaagu jàll ak wuli kii moom xam naa sëriñam dina ko ñaanal waaw ma jël dernier bi mooy bii kii Papa Cissé contre mobile. miin ngeen ko xam ngeen ko mbokku téléspectateurs yi saa yu ñu def li nga xamante ne moom moo di l'édutique dafa am ñenn ñoo xamante ne ñoom ñoo ñu dooleel bu baax moom moo di waa Bisig li ñuy def nag dañuy dem xool seen publicité bu ñu ñëwee nag Fama faram fàcceel leen ko ba mu gën ndax Bisig nañu bëgg ngeen di àndal saa su ne. waaw kon nag Fama ñu ngi lay jaajëfal bu baax waaye li ñuy def rek saa su ne dañu ànd ki nga xamante ne nag moom moo di l'expert di l'édutique moom laa ko tuddee sax le champion tonton Moustapha Gueye mu ànd ak nag ki nga xamante ne moom moo di suñu invité du jour ñu wan nag wala pronostiqué ci li nga xamante ne moom moo di combat yi am. kon déjà mu jël benn waaw kii nag yow Moustapha Gueye dégg naa yaa ngi ci sedd ba na mais maa ngi lay ñaanal jàmm nga ñibbi ak jàmm mais bëgg naa nag quand même nga wax ma ci combat bii muy Tyson 2 ak 50 Cent waaw ñoom de ñaari américain la ñuy niru nga wax ma nag kan mooy daan sa morom waxuma nag ay kii daal dafa mel ni ñoo war a yem doole ay jëlli bi daal mën na ñëwee fu nekk bëree ay reenu ñàmbi la soxluwuma loolu dama bëgg nga ne ma ci techniquement kii moo ëppale 70%. physiquement kii moom man lii nga tirer sa conclusion ne ma ñoom ñaar diw mooy daan man loolu laa bëgg nga wax téléspectateurs yi amul naxat. voilà asalaamaaleykum Mbaye Fall asalaamaaleykum monsieur le ministre Boubacar Gueye
asalaamaaleykum waaw monsieur le ministre yaa may demandé diggante combat bi nga xam ne dafa dox ci diggante Elton ak Tyson 2 Elton écurie école de lutte Balla Gaye Tyson numéro 2 écurie Tyson David et Goliath la loolu monsieur le ministre boo xoolee Elton mat na à peu près 2 mètres war na peser dans les 140 kilos nga xool adversaire am di Tyson 2 war a peut-être mesurer dans les 1 mètre 85 1 mètre 86 wala même pas di peser peut-être dans les 110 kilos donc la différence est énorme moo tax ñu tuddee ko David contre Goliath mais nag c'est pas une raison que ne Elton moo mën ki nga xamante ne mooy Tyson 2 Tyson 2 moo gën a soog bëre moo gën a waane et moo ëpp aussi xadar Tyson 2 utiliser rapidité am victoire gaawaayam am victoire souplesse am victoire Elton nag war a utiliser dooleem aussi ak agressivité am ak fexe koo dóor kurpañ boo xamante ne moo koy jànne xeloo loolu monsieur le ministre daa lay may ci diggante ki nga xam ne mooy Elton ak ki nga xamante ne mooy Tyson 2 bu Tyson. waaw kii nag sama xarit sama rak Moustapha Sa Thiès la contre Siteu ma bëggoon nga wax ma ñoom ñaar kan mooy gañ yow xam nga li ci Sa Thiès ndax xam nga magi Sa Thiès Siteu it xam nga li ci moom kon nag kenn ku ci nekk qualité am ay avantage am ay défaut nga wax ma ñoom ñaar kuy daan mais waxuma rek nga naan ma neexoon nañ de ay xale yu ñoo yem at bëgguma loolu dama bëgg yow comme bëree nga fi ak ñoo xam ne ñoo la ëppoon at ëpp la doole te ñëpp waxoon nañu mën nga leen daan te daan nga leen it dama bëgg nga wax ñu kenn kan mooy daan. Sa Thiès Siteu Sa Thiès école du Double Less baayam Siteu école du Lamsar léegi combat boobu nag lan mooy neexaayu combat bu mooy ñëpp dañ ne Sa Thiès moo mun Siteu waruñu bëree si war nañu bëree est-ce que moo ko mun déedéet mënu ko ñaari nattangoo lañu ñaari adversaire lañu war a bëree kii daan kii daanu avantage Siteu moom mooy Siteu moo sut moo gën a gudd ay loxo moo gën a gudd ay tànk donc situation ban la war a dund moom kii di Siteu mooy combat à distance fexe adversaire am Sa Thiès sori ko mun di ko toucher ba pour Sa Thiès du agsi waaye nag ça sera très difficile parce que kii di Sa Thiès boo guddee mu ñëw soo gàttee mu ñëw donc tenir ko à distance dafay xaw a jafe il attaque moom ki nga xamante ne moom mooy Sa Thiès gis nga ni wéy na ko réel daf ko approché sànni ko direct ñooxu ko na ko réel loxo bi jóg rek mun na ko dërëj donc Sa Thiès mbëru percussion la dafay dal sa kaw donc ñaari mbër yooyu nag bugguma kenn naan diw moo mun morom ma donc Sa Thiès Siteu ñoom ñaar combat la boo xamante ne kat ñëpp dañoo jël favori bi dénk ko Sa Thiès waaye attention à Siteu. Mado gis nga tonton Tafa moom foo ko mënti poser question ak fu mu mënti nekk ci monde bi rek dafa lay daal di wax est-ce que mën na nekk c'est faisable ou pas alors tonton Babacar Gueye moom yamu ci posé waat na ko nag ay questions techniques yoo xamante ni tonton Tafa l'expert le champion moom rek moo ci mën a poser nañ ko dem xooli déglu tontom desiwaat léegi-léegi. waaw kii suma rek Moustapha Gueye dama lay laaj lan mooy maanaam njariñ wala ay inconvénients maanaam loo xam ne du njariñ ci li ñuy wax fausse garde fausse garde boo ko seetloo mooy ñi nga xam ne dañuy avancer tànk fekk na booba am na lu ñu ci nar léegi lan mooy avantage bi ak lan mooy inconvénient bi techniquement yow nga wax ñu ko te bu fekkee ne war nga ñëw man exemple pour ñi ñi xam fausse garde boo ko defee maanaam lan la mën a apporter comme avantage ak lu mu la mën a apporter lu mu la mën a indil ci inconvénient nga woon ñu ko techniquement. ban problème la nit ñi di am pour bëreeg fausse garde fausse garde nag mooy man Moustapha Gueye ku jiital tànku ndeyjoor mooy man Mor Fadam mooy man Eumeu Sène mooy man Mouhamed Ali mooy man aussi Gris Bordeaux ñëpp ñi nga xam ne dañ jël seen tànku ndeyjoor di ko jiital rek ñoom la ñuy woowee fausse garde. problème bi nag moom mooy ñaari tànk yi dañuy jigante maanaam bu garde normal di bëri ak garde fausse garde
seen ñaari tànk dañuy jigante mais xeex ba dafay jafe trop bëre ba jafe trop booy bëre mbër moo xam ne dafa waane jiital tànk di jiital fausse garde nga yaakaar ne tànk bi dalaa jigee ba nga dewoon ne coppe tànk ba mun nga ci am problème loolu mooy dafa jigee mais neexul ci biir xeex bi aussi dañu am problème mu dóolante ndax ñaar ñëpp booy xool seen loxo bi ci ginnaaw mooy war a toucher seen adversaire man droitier la su may bëree gaucher ki jiital tànk gauche sama loxo bi ci ginnaaw moo koy atteindre mooy gën a gaaw ci atteindre ko te daf koy gaaw a daaneel kii nga xam ne mooy garde normal aussi même chose donc ñoom ñaar dañoo jiwaloo rek ku ci nekk rek mën nga jàpp ne garde normal nga mais bëreeg tànku ndejoor nag moo gën a jafe fuuf bëreeg ki nga xamante ne mooy tànku càmmoñ. waaw bii itam c'est pour que téléspectateurs yi xam lamb ñaata temps la war a durer maanaam àpp lamb bu arbitre bi sifflé kañ lay jeex pour arbitre bi wax ne bëre bi jeex na bu jël amee bu jël amul mu ne bëre bi jeex na kañ la yow dafa loolu lañ doon wax comme expert nga. mbër yi nga xam ne ñooy bëre grand combat seen combat mi ngi duré ñeent fukki minutes maanaam 40 minutes amul ci benn sport ci àddina bu dul làmb da ngeen di bëre fukki minutes ak juróom bu kenn daanul ñu àtte leen bàyyi na ngeen noppalu juróomi minutes ngeen dellusiwaat bëraat fukki minutes ak juróom bu kenn daanul ba pare ngeen yem avertissement wala kenn amul avertissement ñu defal leen prolongation gu 10 minutes muy ñeent fukki minutes ci biir ñeent fukki minutes yooyu nag bu jeexee nag ngeen yem ci lépp nag mu doon match nul moo tax gis ngeen ne match nul gëj na ci làmb yi yàgg gëj na ci làmb trop ci diggante Eumeu Sène bi muy bëri ak ki nga xamante ne mooy Lac de Guiers numéro 2. ils ont fait 40 minutes kenn daanul donc kenn amul avertissement wala boog ñu tolloo avertissement donc foog ngeen tolloo avertissement pour ñu mën leen yemale mbaa amu leen du tout avertissement ngeen bëri 40 minutes kenn daanul. donc monsieur le ministre kon boog je pense que ne leer na ci yow làmb daal ci gàttal 45 minutes la woon suñuy jamono ñun ñu ko wàññi woon ko def ko 20 minutes delloo gis na gàtt na ñu delloo si waat ko encore 40 minutes dont 2 fois 15 minutes ak une prolongation de 10 minutes j'espère que leer na nañ ci yow. waaw bii dañ lay laaj am mbër di bëreete di daw rek ñaata yoon la am droit génn enceinte bi ñu door koo sanctionné ndax mbër yi léegi bu ñuy bëree bu kurpeñ yi métti wala bu ñeemul ku ñuy bëreel dañuy faral di génn saako yi ñu laaj la ñaata yoon lañu am droit génn saako yi ñu door leen a sanctionné. ñaata yoon nga am droit jéggi saako yi pour un avertissement non amoo droit benn yoon jéggi saako yi benn yoon saa boo ko jéggee benn yoon rek mooy benn avertissement ñaari yoon ñaari avertissement ñetti yoon ñetti avertissement ñeenti yoon ñeenti avertissement juróomi yoon mooy disqualification maanaam boo gisee rek ñu jox mbër làmb ji benn avertissement rek mooy benn mais bu juróomee rek mooy maanaam dàq nañ la ci combat bi disqualifié nañ la jox nañ la défaite parce que da nga am 5 avertissement. je pense que ne aussi gars yi war nañu comprendre ne léegi dañoo affaire sortie délibérée mais monsieur le ministre moo wax la encore sortie délibérée amul sortie tout court maanaam boo xasee génn enceinte bi rek nga tey ko nga bañ ko tey avertissement la. parce que dañuy prôné dañu bëgg a encourager ñi nga xam ne ñooy dem à l'attaque parce que nit mun na naafeq mun nga njublang jige saako yi génn saako yi faire semblant ñu waat la ci géew bi. non dañ lay woo ci géew bi jox la avertissement parce que yaa ko tey génn mais léegi nag ñu dolli ci nag léegi même boo ko teyul génn avertissement la pour yow donc le lutteur qui est courageux jàpp la pour génn la vers les sacs kooku moom la ñuy favoriser jox la avertissement. donc ci bu gàttal daal monsieur le ministre génn ci saako yi daal saa boo ko defee rek mooy benn avertissement boo dóoree coup régulier am nga avertissement boo cabaxee am nga avertissement boo xojee am nga avertissement boo defee cravate. am nga avertissement yi bari nañ trop mais gars yi benn dong lañ ci seetlu moom mooy génn saako yi génn saako yi nag lu tax ci gars yi di ci xiili mii nag moom mooy des fois mbër ëpp mbër mi doole jàpp ko génne ko saako yi par force du ci mun dara su ko defee ñu ne mbër maa ko forcé génne ko non même bu la forcé génn la avertissement la ñuy def homologué ko donc loolu mooy li nga xamante ne monsieur le ministre moom la ñu may ci li nga xamante ne mooy les avertissements.
waaw comme yow maanaam bëree song nga ci xam naa question bi dina la jaaxal dañu bëggoon nga wax ñu ay technique défensive ci bëri maanaam nit naka la mën a def ay pexe ba mën a moytu maanaam ku ko attaqué loolu nag xanaa yow mi nga xam ne attaquant nga moom war ngaa xam sa gaañi naka lañ la daan contrer pour nga def leen contre attaque kon nga cité ñu ay technique yoo xam ne c'est des techniques pour défensive. action défensive bari na ni ñu koy defee mbër mën na ñëw di bëri adversaire am lànk bañ a bëri jël loxo yi dugal ko ca gaño ya taxaw bañ a bëri bañ a bouger nekk sur la défensive. monsieur le ministre action boo def téye ko rek bañ caa bouger jéemoo ca daan rek yaa ngi ci système défensif nag bari na ay problème ci biir jàpp ngemb intérieur mais la main ouverte moom mooy nekk sur la défensive bu nekkee la main nag la main nga dëpp mooy nekk ku bëgg a bëri ji nekk à l'offensive tirer pour travailler là c'est pour vraiment tendre la main et défendre bloqué ku wet dinañ ko laaj Birahim Ndiaye su xëy sa loxo sa gaño ak noo mënti toll doo bouger salaamaaleykum daf ciy bëree nag digg défensif daf ci am système défensif am ci système offensif moom Birahim Ndiaye donc défensif yi daal monsieur le ministre mooy yooyu jàpp bañ a bëre ndengeeñ bañ a bëre di arrière jëm saako yu jëm suba aussi bokk na ci défensif yi asalaamaaleykum monsieur le ministre wa rahmatulahi taala wa barakatuh. di ko jaajëfal bu baax borom Bamos moom la ñuy wax rek kooku nag moom moo di tonton Moustapha Guèye waaye Fama nag fi ñuy jëm mooy jàll ci li nga xamante ne moom moo di culture générale ginnaaw kàngam yi ñuy doon bu ñu leen di tànn di leen di invité waaye dañuy gëstu xool bu baax tax am nañ culture générale ci wàllu làmb nañ dem xool ndax Babacar Guèye am na culture générale. Donc, monsieur le ministre d'État, le lutteur Papa Sow moo ko ci wolof mbir mi ñuy wax Papa Sow nu ngi lay laaj ci ban écurie la bokk si ñetti écurie yi A Sakku Xam-Xam B Fass C Rocky. bul sori Fass la Papa Sow bul sori Papa Sow Fass la ci xale yi tàng yi la bokk. Papa Sow moom Fass la moom. Félicitations. Non, monsieur le ministre d'État. En tout cas du ma teree reer waxal rek. Non, monsieur le ministre d'État, dommage. Qui est le leader de l'écurie de Yoff? jarul sori ñang la sant. mais xaaral waxal ma te Malick Niang. xaaral ma ko téléspectateur yi dégg. waaw bu la neexee. waaw A. oui Malick Niang. oui. B. Yékini Junior. C. Yékini. non Malick Niang la parce que Malick Niang maa ngi fàttaliku benn làmb bu mu paree xam waa Yoff li may dégg ñu ne Yoff mu ne bon ki dëkk fi Yoff la dëkk mais ñangeen ak libu xam nga bon man jàpp moom loolu daal. donc benn. ñett rek moo si des toujours nga ñaar. Mais aïe c'est dommage. oh ma ne. C'est dommage monsieur. du tere daal bu làmb tëggee ma dem. bu ma même bu ma tëreewul. Monsieur le ministre d'État. Quel promoteur est surnommé le Don King de l'arène? ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko Gaston la Don King parce que moo njëkk indi làmb joo xam ne nit ñu naan di fay xaalis yu bari ñu naan mais attends di ko organiser non admina. Comment s'appelle le prochain adversaire de Bombardier? A. Eumeu Sène. B. Rocky Balboa. C. Modou Lo. non Rocky Balboa moom mu nekk ci tablette bi bu fekkee CNG accepté na ñu bëree. Oh là là, quels sont les liens de parenté entre Balla Gaye 2 et Sa Thiès? mais ñoo bokk. A B C. da lay jox ñetti question. waaw bu la neexee. ñetti réponse. A. Balla Gaye 2 est l'oncle de Sa Thiès. B. Sa Thiès est le grand frère de Balla Gaye 2. C. Balla Gaye 2 est le grand frère de Sa Thiès. Ban la si. non Balla Gaye mooy magi Sa Thiès. Balla Gaye donc C. Balla Gaye 2. kii la magam mooy magu Sa Thiès loolu moom am na benn question ñëwoon na fii ñuy tudd Sa Thiès ba ma naan mag ji de xarañ na. alors gis nga question yi nga xamante ni tontu na ko kii moom expert la moom ci boppam léegi nag dañuy daal di jàll ci taaru làmb miin ngeen ko seen yëf la il faut ngeen xool ñun suñu jongama yi naka la ñuy sañsee. Mado ak Fama pour nag ngeen seetal ma ci làmb ji li ci gën a jekk nga wane ko
waaye nag li may ñaan mooy bu ci jaloux nag bul gis lu rafet lool nga yaakaar ne boo ko wanee yow gaa ñi dañ lay teg ci côté nga bañ ko. jot na nag mbokku téléspectateurs yi ñu doxantu ci li nga xamante ne moom moo di yeneen chaîne télévision yi nga xamante ne ñoom ñoo am ci dëkk bi saa su ne nag dañuy def li nga xamante ne moom moo di suñu zapping Fama waaye zapping bi tey dafa mel ni dina am lenn loo xamante ne dina yéem ñii safoo lii di nga xamante ne moom moo di L'Oeil du Tigre. moom mosal leen ci as tuut rek ku baax ki nga xamante ne moom lañ moo nekk suñu invité spécial moom papaam nag lutteur bu mag la woon miin na mbapat miin na mboot miin na ay calgal donc dañ koy daal di seetaan daal di seetaan léegi ak rukum daje. déggal waaw comme dañu toll ci moment boo xam ne dañuy jëlee maanaam image fu ne Mbaye Fall dama bëggoon nga indil ñu nag yeneen télé yi maanaam li gën ci ñoom ci maanaam image làmb ay vidéo yoo xam ne daal ku ko gis kontaan xam ne bëree jot na fi am. man moom yàgg na ba ma amee 15 ans dama jël ba léegi li ma gën a neex si mooy sama sëy ak moom li si gën a neex mooy sama taaw bi mu juddoo sama yaay la ko tuddee te loolu noonu mënu ma ko fay lépp lu ma mënti def sama àdduna su ma xoolee sama doom boobu rek damay wàcc mënu ma ko fay lekkul dara bàyyi ñu lépp lu mu mënti yor su ñëwee si sama loxo la koy teg. Attention à ne pas se laisser endormir. Eh bien non, voilà, il ne s'est pas laissé endormir. Lennox Lewis, bien au contraire. Et voilà, c'est terminé. Mike Weaver est au tapis. Et Lennox Lewis lance sa carrière de la plus belle des manières. yow comme da nga ma oo ci émission bi mel nii suma papa mos na bëre c'est important ñi ko xamuloon am na histoire yoo xam ne sax anecdote mën naa ko nettali sama nopp sama benn maam ndeysaan gaañu na fan yee passé maam Moussa Ndiogu mu ngi may wax naan ma sa papa am na benn jour ci làmb ji foog naa Insa Fall la daal mbër mu mag la woon mu daan sama papa nee na dafa mer dem buddi sàkket xeetu maanaam jënu sàkket yooyu pour ñëw dóor ko ki nga xam ne moom mooy mbër mi ko doon daan ci la làmb ja tojee. parce que loolu moo ñu ñor moo ñu taxee jugee Dakar ba fii coono yi ñu daj yëpp wérgu yaram moo ko jar parce que comme ni ma wax rek sans wérgu yaram doo mën dara doo def dara loolu moo tax ñu dagg suñu temps yëpp ñëw pour waxtaan ak yéen ci loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax te j'espère que ni ñu ñëwee assister jël suñu temps yëpp def ko ci buñ demee dinañ ko appliquer waxtaan ceeg parents yi ñu appliquer ko. fiir na trop waaw dafa fiir de. gën a xam ne am góor ñoo xam ne ci solo la ñuy fiir ñii ci boo génneek yooyu moom ci ban façon fiir la fiir. moom ci yére yu may sol day solo yére day taxaw naa la jugal ma xool wan ma ginnaaw ma xool li nga sol même sooy génne tamit da lay woo chaque instant da lay woo foo nekk mais loolu tamit dafa maa bëgg rek moo tax mu xëy def su ma bëggul woon du sonn si yooyu yëpp. boo génnee dana naan foo nekk. waaw damay woo foo nekk si loo nekk ma xam ne dama koy wéetal xëy na peut-être loolu moo tax. He lost the first 5 rounds. I don't prove to the world that I'm still the fastest, the prettiest, the most classist, the most scientific, the greatest fighter of all time.
léegi nag ñu daal di jàll ci li nga xamante ni daf leen di neex ñu koy boole ci seen émission L'Oeil du Tigre parce que dañuy dugg ci internet bi xool li nga xamante ni moo fa nekk actualité buzz ñoom Mao Cissé ak ki nga xamante ni moom mooy tonton Mbaye Fall ñoom duñ ci jug benn yoon dañuy daal di xool di gëstu di xool li ñuy neex ñu leen koy tegal fii ci télévision Futurs Médias donc un grand merci à tonton Mbaye Fall un grand merci à Mao Cissé xam naa nag sama tataay ak sama umpaañ yi xaw nañu fiir mais non c'est juste pour le boulot pour que Sénégalais yi di mën di consommer le meilleur dans L'Oeil du Tigre nañ ko dem xooli li si net bi del siwaat Mbaye Fall te jamono bi ñu toll yaa ngi dégg réew mu ne fu nekk a ngi tàkk ma bëggoon au lieu ngeen ñuy wan image yu ay bomba ki ay terrorisme nga seet ci biir internet li ci gën a reelu bu ko defee Sénégalais yi mën am mbégte xol ndax nag ree moom dafa bokk ci dund am na ko ma doon nettali fan yee passé ne yonent bi dafa am ko doon reeloo di ko reeloo ba bis jot kooku faatu mu denc ko ba mu ko dencee digganteem ak yonent bi rafet lool malaaka yi nga xam ne ñoo koy jël si di ko yóbbu fekk denc nañ ko ba pare bay bugg a départ malaaka yi ne ko acca nag léegi pare nañ dem néew bi ne malaaka yi waaw xaar leen tuuti xanaa da ngeen rus yonent bi ba mu dem ba pare sax ngeen door ma yóbbu loolu yàlla wan ko yonent bi raqat yi ree ne yow xamu fàtt naa turu kooku mu ne ko yow bu ñuy dund yaa ngi ñuy reeloo booy dund yaa ngi reeloo askan wi booy ba nga dee faatu yaa ngi reeloo askan wi kon reeloo ay doomu aadama dafa bokk ci liy yokk dund kon nag yow Mbaye fexeel daal nga indi ñu loo xam ne bu ko nit ñi reyee fàtte seen i coono. kon nag Fama defe naa jot nañu jàll ci li nga xamante ne moom moo di kii kan la soxal nag bu baax internet yi n'est-ce pas. daf may neex may waxal lu baax internet yooyu parce que tout le temps dañuy commenter tout le temps dañuy nekk di joxe seen point de vue di ñu yónnee ay messages d'encouragement donc yéen amuñu seen fay benn yoon kii kan la mi nag trouvé ngeen image bu baax a baax. xam ngeen ki ci làkku dañ koy daal di seetaani mais j'en profite nag pour jaajëfal ñu baax a baax internet yi parce que gis nañ demande yu bëri yi nga xamante ne moom ngeen di def pour pouvoir avoir benn ouverture de compte si banque bu mag bi bisik kii ñàkk pas am compte nee naa leen wóorul doxantu leen fa dañ leen di aar dencal leen seen xaalis tette leen ba ngeen mën a réaliser seen i projet dañuy daal di jàll léegi ci kii kat nag daal di jël si waat te muy dëgg. alors Mado image baa ngi nii xam nga ku gis lunette yi gis costume bi ak cravate bi xam nga ni kii xam nga kan la. ak signe bi benn la rek ci. kii mooy kan. kii nag moom moo di Babacar Gueye Saloum Saloum bee. déggal yow. xam naa ne nag neexuma baat comme waa L'Oeil du Tigre mais moom dina comme waa excuse-moi waa Pape Cheikh waaye dina ci gis boppam. alors ñu découvrir ndoo image bi daal koy xool.
voilà Saloum Saloum bee ngi nii macha allah on a eu pas mal de messages pas mal de commentaires ñu daal di jàll nag sax ci commentaire yi. effectivement Fama comme ni nga ko waxee rek di njëkkee ak ki nga xamante ne moom moo di Khady Gueye nee na nag monsieur Babacar Gueye responsable politique PDS un monsieur que j'estime beaucoup. ki ci topp. ki ci topp nag di Mamadou Samat Bari nee na nag kii Babacar Gueye la l'homme de la situation. ak ki nga xamante ne moom moo di Talla Gueye nee na kii mooy Babacar Gueye la Fama. ki ci topp. Abdoul Khadre Djeylani Silla nee na c'est bien Babacar Gueye du PDS sur cette image. keneen ki ci topp nag mi ngi tudd Youssou Diaw di sama doomu baay nee na kii Babacar Gueye la waaye. alors ma daal di ñëw ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci topp jeexul alors ki nee na Fama kii Babacar Gueye la boy PDS kii xam naa ni ko miin la. alors ki ci toppaat Mado tudd Talibi Serigne Touba Mbacké. nee na kii mooy Babacar Gueye. ku ko gis war ko xam. aussi itam ak keneen ki ci topp. ki ci toppaat mu ngi tudd Adama Diop Paye le porte-parole du PDS monsieur Babacar Gueye. ak kanati. alors ki ci toppaat moom mu ngi tudd Cheikh Diop nee na Fama kii mooy Babacar Gueye porte-parole PDS. ki ko jeexal nag. ki ko jeexal moom mu ngi tudd Amath Danjo Vidik kii Babacar Gueye rek la. loolu leer na naa ñi ni midi. alors Mado l'émission tire à sa fin. ñu ngi remercier bu baax a baax porte-parole du PDS. mais monsieur Babacar Gueye pour sa disponibilité. ak temps bi nga xamante ne accordé lañu ko di nit ku baax di nit ku oyof. donc ñu ngi koy remercier bu baax a baax. alors ginnaaw boobu Mado may remercier bu baax a baax l'ensemble de l'amicale des inspecteurs du Trésor du Sénégal. dañoo amaloon week-end bu baax fële fi nga xamante ni moom mooy Somone. week-end de détente et d'intégration donc ñu nekkoo équipe boo xamante ni dañoo mànkoo déggoo ci seen biir. je pense que structure bu ne bu defoon ni ñoom def seen i amicale. juboo ci seen biir déggoo ci seen biir xoolu leen jëmalee kanam benn société du sonn donc ma ciy remercier principalement le président moom nag mu ngi tudd Alsane Diagne di chéri Dior Diouf sama mag ju baax jooju nga xamante ni dafa baax ci man donc maa ngi leen di remercier bu baax ak monsieur moom mooy trésorier bi ñu ngi leen di jaajëfal di leen remercier Mado lii lañ leen indiloon ci seen émission l'œil du tigre. effectivement Fama man nag comme ni ñu koy waxee saa su ne rek derrière une grande émission il se trouve aussi une très grande équipe ba tax na suñu équipe saa su ne moom la ñuy jaajëfal ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo jàpp ci caméra yi ku mel ni Khadim Kokit sama sang la waaye ki nga xamante ne nag moom moo di sama frère di Yaya Ba jàkkaarloog ñun waaye saa su ne ñi nekk ci ginnaaw ku mel ni ki nga xamante ni moom moo di Mawo waaye suñu tonton adoré préféré bëgg ñu rek te yàlla tax voilà kooku nag moom moo di Mbaye Fall et à toute l'équipe sans oublier les monteurs merci Abdourahmane à vous et surtout tamit tonton Babacar kenn nag koo xamante ni ko oyof la ginnaaw casquette bu muy sol boo ko fekkee ci biir nit ñi doo xàmmee ñi ndax ci biir nit yi la bokk ndax oyofam kon nag ñu ngi koy jaajëfal di remercier waat ñëpp di leen remercier bu baax a baax di embrasser ma meilleure amie elle s'appelle Aram Diop moom mu ngi foofu ci Paris nag di dund lu neex je t'embrasse très fort on vous souhaite une excellente soirée et une très bonne suite des programmes avec la TFM. Arrivederci. Ciao.